Dia mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës njiital Tchad la woon di Hissène Habré génn àdduna tey jii la faatu ci juróom-ñaar fukkeetam ak juróom-ñeent moom Hissène Habré ñu ne woppi Covid 19 moo ko faat jëwriñ gi ñu dénk wàllu justice ci réewum Sénégal di maître Malick Sall di xamle ne coronavirus bi ko faat dalewu ko ci biir kaso bi waaye mi ngi ko dalee ci clinique ba mu demoon doon faju xamle na nit ne noppi woon nañu ngir su génnee ci clinique ba ñu yóbbu ko këram mu tëdd fa penam bracelet électronique yi ñu bëgg a doxal ci réew mi moom ministre de la justice garde des sceaux di maître Malick Sall ne ci Hissène Habré la ñu ko bëggoon a njëkkee ginnaaw ba mu faatoo fa mu dëkkoon di ca Wakam dem nañu fa defub reportage ay dëkkandoom foofee yëkkati ay kàddu yu seede jëmee ci ndem si yàlla Hissène Habré kii di Ridi Brody di koo xamante ne ji ab ku ñu ràññee woon la ci xeex bi ñu doon xeex ngir lii di droit feeñ foofee ci réewum Tchad moom di conseil juridique bu Human Rights Watch ay kàddoom ginnaaw faatu Hissène Habré dinañ leen ko dégtal ci xibaaru timis yi. UNACOIS tey jii amal nañu ab janook taskatu xabaar yi doon leeral taxawaay ak lañ leen di tuddee ci yokku gi am ci njëgu dund gi rawatina suukar si ci seen gis-gis ñi ko def ñoo ko tey am na leneen luñ ci jublu kañ ci joxar bi baarabu tuuma nag moo di waa ministère du commerce nee nañu lu jin njaaga ñooy njaak lumbal kaw ab dëkk la bu nekk ca diwaanu Jolof foofee baykat ya amee nañu yaakaar ci nawetub ren bi dox donte sax taw bi bariwul la leen ñor kay jamono ji moo di ku leen dimbali ciw jiwu ci engrais ak it bu ñu bayee bu nuppi fu ñu ko mën a yóbbu kon ngir jaayee ko fa te loolee état bu Sénégal la ñu ci yaakaar wàllu tàggat yaram afro basket bay am ca Kigali ca Rwanda fii ak juróomi fan ci weeru septembre ca lay jeex waaye woppi Covid 19 ji feeñ na fa lool sabab li moo di même taskatu xabaar ya fa ngir mën a def seenub liggéey jotee ci basketkat yi ngir mën a wax ak ñoom wala ñi nga xamante ne ji ñoo di entraîneurs yi jafe na lool mu di liggéey bu metti ci taskatu xabaar yi Mame Fatou Ndoye kenn ci envoyé spécial yu télévision Futur Média danañ ci dikki ab reportage ci xibaaru timis yi ci kanam tuuti lay doon mbokk yi li mooy li fi gën a fës ngeen taaxee la ñu faram fàcceel leen ko. jiitu réew Tchad ba woon di Hissène Habré génn àdduna tey jii la faatu ci juróom-ñeent fukki atam ak juróom-ñeent woppi Covid 19 moo ko tëraloon moo ko faat ay kàdduy leeral jóge ci ministre de la justice garde des sceaux di maître Malick Sall di xam ne coronavirus bi ko daloon ba mu jaare ca faatu dalewu ko ci kaso bi ñu ko tëy woon mi ngi ko dale ci clinique ba mu doon fajoo moom Hissène Habré moom maître Malick Sall ci édition spéciale bi ñu doon def ci télévision Futur Média xam le na fay ne amoon nañ yéene ba jëloon dogal bi ngir Hissène Habré bu wéree ba génn clinique ñu bàyyi ko mu dem këram tëddee ji fa penam bracelet électronique yi nga xamante ne ji fas nañ ko yéene doxal ci Sénégal ci moom la ñu ko bëggoon a njëkkee maître Malick Sall ministre de la justice garde des sceaux. administration présidentielle ak madame Habré ak ñoo njëkk c'est pour que effectivement situation bi ce qui fait que moom dañu ko évacué woon ci clinique privée nekkul affaire bi teew fekku ko clinique privée non fekku ko ci prison dafa ko fekk ci clinique privée boo xam ne moo gën a assuré ci Sénégal la ko maladie bi foofu la ko jël te yàlla xam ne maa ngi koy seede waa station pénitentiaire defoon nañ seen pour ne prison la gën a wóor parce que foofu am na mais xam nga yëpp yàlla rek mais comme famille bi dafa xaw a faible woon dafa xawoon manqué ay force ñu yóbbu ko donc administration pénitentiaire laaj man ma autorisé leen yóbbu ko ci clinique boobu pour que ñu faje ko traité jox ko force pour que ñu préparé ko li ñu doon jooytoo ñun ñoo ci gënoon taxaw président de la République moo ci gënoon taxaw parce que gis ngeen ni que depuis maintenant 6 mois ñu ngi doon liggéey ci bracelet électronique te man mii lay wax maa ngi lay wax ne que bracelet bi lépp pare na woon procédure judiciaire bi pare na installation yi technique yi pare na te dégg yàlla incha allah lu ñu naroon def mooy que effectivement bu fa génnee ci hôpital bi du dellu kaso parce que procédure bi mu ngi woon nekk à terme pour que après pour que ñu posé ko bracelet électronique mu dellu këram ak bracelet électronique bi mais nag yàlla moom lu mu def dañ ci ànd rek mais noonu la problème bi noonu la demee te vraiment doon la bëgg ñëpp xam ne noonu la demee
yéene bii décision bii noonu la woon institution présidentielle yi noonu la woon te loolu jaadu ak justice sénégalaise lépp pare woon na naru woon. Maître Malick Sall ginnaaw bi mu wujjee sunu borom moom Hissène Habré fa nga xam ne fa la dëkkoon ca Wakam xëy nañu dem seeti dëkkandoom yëfa seede si ñu ko defal ñu ànd ci ak Marcel Farba Maroun Thierno Laurent Mendy. Hissène Habré comme jullit la yàlla na ko yàlla yërëm bon nit bu dul juum nag amul par exemple amul kenn ko xam ne mos nga nekk nguur ba nga juddoo ba léegi te defoo benn kii daal comme yi mu def nii waaw moom yombul de. bu ñu di yégee dese métti nañu torop parce que dafa mel ni suñu mbokk dafa mel ni suñu maam comme ni ma koy waxee rek famille bi fii moom famille am du benn famille quoi ñun ñëpp benn famille la waaw kenn amu fi sens interdit këram ay sëtam suñu xarit lañ ak yëpp. vraiment affaire bi choqué nañu métti nañu mais ñaanaloon nañ ko nag vraiment mu terminer ay jours am ci loxo njabootam. voisin gënu ko woon nekk ku neex a dëkkal famille yoom yëpp li muy def da koy def sans calcul spontanément da ngay xam ne kii nitu jàmm la kii jàmm rek lay kii fii koñ bi yëpp buntu këram rek mooy am jotaay. wax dëgg yàlla di attesté si nouvelle bi di jaale ñëpp quoi di jaale Tchadiens yi ak sénégalais yi. ñuy sigil ndigaale njaboot ji yëpp famille yi Wakam ak waa Tchad. bon vraiment man li ma metti rek mooy ne li ma metti moom Hissène Habré mooy li ñu ko jël tëj ko kaso fii vraiment loolu ñun Wakam waaye ça nous fait mal. tey jii Wakam ñun dem nañ ba am Bandawsu si ka lañ ko jëlee si Hissène Habré. Ridi Brody di conseiller juridique bu Human Rights Watch moom it di kook taxawaayam xamoon nañu ko ci jamono ji nga xamante ne ji taxaw nañu ngir droit ak lii di àq ak yelleefu askanu Tchad wi doon joytu moom it ràññewoon nañu ko ca lool xam le ne bisub tey bi bésub naqar la muy ci réewum Tchad di ci njabootu Hissène Habré dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Chérif Dia. On ne peut qu'être attristé par la mort de Hissène Habré comme. tey bésub tiis la man naqar laa am naka noonu itam victime yi yëpp bi ñu yégee ne Hissène Habré génn na àdduna ñu di ko ñaanal mu am jàmm fa mu jëm naka noonu itam njabootam bi mu fi bàyyi wante nag Hissène Habré ci fàttali dañu jàpp ne moom dictateur la woon. dictateur boo xamante ne def na ay ñaawteef yu jéggi dayoo fële ca réewam di Tchad laata moo ñëw fii sax ci Sénégal moom Hissène Habré xoxatal na def ay ñaawteef yu bëri ci doomu Tchad yi ñu ngi fàttaliku ci atum 1984 ci weeru septembre ay ñaawteef yu bëri yoo xamante ne askanu Tchad dund nañ ko te moom moo ko defoon looloo waral ba ñu jàppoon ko tëj ko ci biir kaso bi. te Hissène Habré sax balaa moo ñëw Sénégal gis nañu aussi que ne ay kopparu Tchad daf ko jëloon indi ko fii ci Sénégal wante nag victime yi ñoom li ñuy topp moom mooy ñu indemniser leen ndaxte loolu moom mooy seen àq te loolu nag kon yaakaar naa ne Union africaine victime yi ak lépp ñu ngi ci doon xeex jamono ji daal ñu yaakaar ne rek loolu nga xam ne mooy seen bébét dinañu ko mën a am donte sax Hissène Habré jóge na fi. pendant 20 ans. Pour que Hissène Habré soit jugé. ñu gën leen a xamale ak ndem si yàlla di Hissène Habré ci atum 1982 ci la jiite woon réewum Tchad laata kon kii di Idriss Déby di daaneel ak nguuram moom Hissène Habré génn àdduna ci juróom-ñaar fukki atam ak juróom-ñeent gannaaw bi nag bi mu wàccee ci lañ ko doon toppee crime de guerre crime contre l'humanité ba àtte woon ko tëjoon ko fii ci Sénégal ngiru dundam moom nañ ko doon wooy l'ex-homme fort de N'Djamena génn àdduna tey ji woppi Covid 19 jee ko yóbbu am nataalam ñu ànd ci ak Mamadou Fall. juddu fukki fan ak ñett ci weeru août ci atum 1942 ca Faya-Largeau Hissène Habré nekkoon homme d'état tchadien bokk ci kon peuple bu ñu tuddee Toubou nekk ci clan wu Anakaza mu doon nag président bu république Tchad ci atum 1982 gannaaw ab coup d'état bu ñu amal bu daaneel kii di Goukoumi Wédéy Hissène Habré kon def ca bopp réew ma lu ëpp juróom-ñetti at mu jël pouvoir yi gannaaw nag ba mu nekkee njiitu armée du nord di fan daal di dakkal lii di poste premier ministre ñu ne faat kon lu ëpp ci opposant politique yi mu daal di kon jël fan daal di koy def armée régulière Hissène Habré màgg ci désert u Djirab ci ay diggante berger nomade Hissène moom ci boppam nekkoon kon poste sous-préfet bu Moussoro gannaaw kon bi ko président Tombal Bay mayee gannaaw indépendance su Tchad moom nag mu daal di jàng kon droit ca institut bu étude politique éducation politique am nag mu daal di koy sëgg rek ci livre yu ci mel ni Frantz Fanon Che Guevara ak Raymond Aron Hissène Habré ñu daal di koy tuumal ni moom mooy responsable lu faatub lu tollook ñeen fukki junni doomu aadama ci janvier 1988
1972 gannaaw nag biñ ko daanalee ñu daal di gis ay fausses communes yoo xamante ni 20 kilomètres ak juróom ci capitalu N'Djamena la yenn fosse yi sax am ci lu toll téeméer ak juróom fukk squelette yoo xamante ni ci yenn détenu yu ñu téye woon te police bi nga xamante ni moo di police politique def li nu mel rapport commission bi daal di xam na ni kon lu tolloog juróom-ñetti fukki junni doomu aadama di ay gone kon doon nañu ay jirim gannaaw rek kon régime Hissène Habré boobu lay ci juillet 2006 ñu daal di mandaté Sénégal Union africaine def lu nu mel ngir mu jugé kon kii du Hissène Habré toppee ko crime contre l'humanité crime de guerre ak acte de torture procès bi nag ñu tijju ko ci Ndakaaru ci atum 2015 mu doon procès bu njëkk boo xamante ni daal di nañuy utiliser lii di compétence universelle ci continent africain Hissène Habré ñu mujj koo daan giiru dundam. waxtaane tolluwaayu coronavirus bi ci réewum Sénégal ak bilan bi ñu ciy def jukki bés bi wax la lu toll ci juróom-ñaar fukki doomi aadama ak benn yu yees yu amee coronavirus bi ñi ngi leen jël ci junni ak juróom-benni téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn test yoo xam ne def nañu ko yëf yeeg ni mu tëddee am na fukki cas contact am na it juróom-benn fukki cas communautaire ak benn ñi wopp ji tëral ñu leen doon faj ba nu wér lu toll ci ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom ci ñoom wér nañu ba dellu ci seen i kër cas grave yi bilan bi nee na mi ngi toll ci juróom fukki cas ñeent fukki cas kon garaaw ak juróom ñu jàpp ne wopp ji faat na ci 24 heures yi ñu génn fukki doomi aadama ak juróom-ñaar ba tey ci feebaru coronavirus boobee ak kàddu yi leeral yu bàyyee ko ci professeur Ibrahima Ngom moom mi ngi xam le ne daal lu aju ci cabinet dentaire yi ba tey woppi Covid 19 ji lu jara moytu la foofe ba tax na ñoom it jël nañu seeni matuwaay yi ngir gën koo mën a moytu muy sàkku ci ñiy dem ci cabinet dentaire yi di fa fajo ji ak ñi nga xamante ne ji ñoom ñooy dentiste yi ñu wàccoo lu ñu mën ak mesure barrière yi ñu teg professeur Ibrahima Ngom. bërëb fajukaayu bëñ yi xel mun na nangu ne. bari na risque ndaxte foo dem ñu ne la solal sa masque boo demee ci dentiste bi ngeen jàkkaarloo nga toog ci fauteuilam li mu lay njëkk a wax mooy dindil sa masque li nga xam ne nit ñi dañuy dandante bi la ñu taamu dentiste bi mënul la dand su la bëggee faj dana la jige yow ak moom seen distance du ëpp 20 centimètres donc xel mun na nangu que bari na risque loolu moo waraloon mois de mars 2020 ci at mële passé autorités yi ministère de la santé dañu ne woon nañu yemale faju bëñ yi ci lu mënul ñàkk li ñuy wax soins d'urgence métit bu tar wala lu néew yi wante dañu dem ba ci kanam ñu xool ne dispositions yi dañ ko war a changer ñu changer ko tam tegtal yooyu dañ ko changer te coppite gi mooy tey fii may wax ak yéen lépp lu ñuy faj ci gémmiñ rek mun nañu ko def di dalal seen xel bu baax rek ci jàmm rek ngeen di jële foofu incha allah parce que jël nañu ay dispositions ci suñu bopp danañ leen jëlal ay dispositions tam yéen yoo xam ne nii day tax wàllaate du am foofu feebar bi nit ak ñaari nit ñu fa tase duñ ko mën a wàll ak docteur bi da la ko wàll yow tam doo ko mën a wàll docteur bi li ñu leen di njëkk a ñaan mooy pour éviter encombrement salle de soins yi pour bari nit ñi dafa daje lu bari ngeen di booy faju ji nga ànd yow kese bu ñàkk ànd bi bu fekkee ne ki war a dem faju ji dañ ko war a gunge ki koy gunge doon benn nit kese te boo àggee bërëb bi ngay fajoo tam nga déglu bu baax ña nga fa fekk nga xam ne mooy ñiy faj ñooñu mun nañ la wax ne la da nga war a raxas sa loxo ba pare wala da nga war a jël sa loxo nga diw ci solution hydroalcoolique. wutali diwaanu Mbour ak dogal bi nga xamante ne ji kon préfet bu dëkk ba jël na ko jëm ci joxe autorisation ngir ñu organiser kankuran ren jile daaw amul ndax woppi Covid 19 ji ren nag communauté Mandeng ba fa gannaaw ba ñu gisee ak moom démb ci altine ji jox na leen autorisation ba ca Mbour am ñu ko rafetlu am ñu gis ne teel na ndax ba léegi wopp jàng fa te it ma ngay def ci dëkk ba lu dara jarul Abdourahmane Diallo. ay mburuwaay yu bëri ñu ngi doon xaarandi kankurang yi ren bi préfet bi dal na jël dogal ngir li ni mel mën a am. préfet lu mu wax rafet na parce que Mbour dëkku soose la te kankurang mënu fee ñàkk bañ a am léegi soose yi ñooy jël seen i matuwaay rek ñu respecté mesures barrières yi comme feebar bi moom ñëpp a ko gisandoo gars yi ñoo ciy bàyyi xel rek affaire bi loolu la. jaaykatu lunette bi moom it li ni mel lay wax Kéba di xamle ni kankurang yi day tax sax ba ay njaayam di dox. lu préfet dogal nii laa kontaan nañ si bu baax a baax. parce que ñun amuñu lu dul loolu daal suñu koom-koom bi lañ am te aussi si lu ñu suturu te bu ñëwee dum ñun danañ si jéem a gis suñu bopp.
dogalu préfet bi du mbuurwaay yépp ci ànd nag ku mel ni Paate jàpp na ni 3e vague bi war na mën a tax ba nit ñi bàyyi xel ci seen wér-gu-yaram. ren mënoon nañoo jéggale rek bàyyi ba déwén xam ni comme mbas mee fi nekk li mu arrêté ci àdduna bi dafa bari boo xoolee réewu tubaab yi taxaw nañ def nañ kaaw dara doxatul boo demee Saly lépp tëj na wér-gu-yaram nag xam naa def naa moo gën culture au fond ndax boo wérul doo mën a fo doo mën a culture. ci fàttali at bii ñu génn collectivité Mandeng amaluñu seenu kankurang lenn nag waralu ko lu dul mbas mi. UNACOIS di kuréel gi jaboote ay jaaykat fii ci réew mi tey jii amal nañu ab janook taskatu xabaar yi la ñu ca doon leeral moo di yokk gi ñu nemmeeku ci njëgu suukar si ñoom taxawaay ba ñu ci am gis-gis bi moo di ñi ko maanaam loxo nekk ca gannaaw ñi ko yokk ñoo ko tey def ko ndax dafa am lu ñu ci jublu ñi ci joxar bi baaraam tuuma nag ñoo di waa ministère du commerce dañuy ci ànd ak Fat Bintou Konté Amadou Ba. ñàkkum suukar bi jamono ji nga xam ne dañ ko fee nemmeeku fii ci Sénégal Union nationale des commerçants du Sénégal ñoom nee nañu fi mu toll nii kenn rek moo ko waral mu di ministre du commerce ndax moom moo provoqué li nga xam ne moom moo di ñàkk mi ci coobareem. suukar nag dafa particulier ndax benn industrie rek moo koy def muy compagnie sucrière sénégalaise mais manque de planification bu ministère du commerce def moo indi lii am ci tension bi ne ci marché parce que moom en tant que ministère du commerce. dafa daan def 3 mois yu nekk mu toog mu ne compagnie sucrière ñaata ngeen am stock kan ngeen di arrêté buñ gisee 3 mois mu ne fii ak ñetti weer sukkar si dafay jeex yéen commerçant yi préparé leen pour importation donc moo xamul liñ ko jox wala xamul liñ koy doxalee. teg ci nag li nga xam ne moom moo di yokkum denrée essentielle yi nga xam ne ñi ngi koy nemmeeku jamono ji ñii nga xam ne ñoom ñoo di commerçant yi ñi ngi jàpp rek ni lépp rek ministre du commerce moom moo ko def ndax li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum dialogue bi nga xam ne dañ ko institué woon ci ñoom ak commerçant yi les ministre ba mu ñëwee ba tey da koo dakk boobu mu yokk ci au niveau international warut signifié yokk fii ci biir Sénégal ndax simplement su fekkee état dafa dem jël ci keesam ci trésor bu mat 1000 milliards war ko jënd ay produits di ko may nit ñi xanaa ku mën a def loolu mën a wàññi taxes yi ndax soo fa nga jëlee xaalis bu ñu fay ci taxes yi moom nga jël pour jox nit ñi kon soo wàññee taxes yi yokk du am waaye loolu bu fekkee ni si nag convention bañ defoon dañ ko daan waxtaane bu ñaari at ci ginnaaw ministre bi ñu fi teg jël loolu sànni fële ci kees bi waxtaanu su la kenn di doxalinu boppam loolu mooy indi situation yi am nii. ba tax ni UNACOIS fi mu toll nii ngir trouver solution ci jafe-jafe yooyee ma ngay taxawal ay digle. bi njëkk ci recommandation bi mooy UNACOIS président UNACOIS mu ngi wax chef de l'État lu mu gën a gaawee nañu rétablir la mise en œuvre de cet accord sur les prix pour soulager les populations. Ministère du commerce toog UNACOIS toog président de la République toog ñu rétablir les règles de suivi du marché. suukar dañu bëgg président de la République trancher définitivement la question am nañu industrie boo xam ne moom mooy produire sucre di ko jaay fii ci réew mi moom moo yor monopole production na ko continuer yor bàyyee nañ ko kenn waxu ci dara lu mu mën a produire ci suukar na ko mën a produire na ko produire li nga xam ne nag réew mi yittewoon na ko te mënu koo produire na ci génne loxoom commerçant yi importé ko. jamono ji ñu toll nag li nga xam ne moom moo di marché metti na lool ci askan wi le njëg yi di yokk mu nekk ab benn malaise boo xam ne fi mu toll nii askan wi ñu ngi koy yëg loolu buñ ci tegee nag yii nga xam ne moom moo di effet néfaste pandémie bi. Lumbal Kaw dëkk la bu nekk ca Jolof baykat ya fa nekk ñoo ngeek yaakaar ju rëy moom la ñu wekk ci nawet bi am nañu yaakaar ci ne nawet bi dina nangu ren la leen jaaxal kay jamono ji mooy jiw bu baax engrais bu baax ak it bu nawet bi jeexee la ñuy bay bañ a des ci seeni loxo nee na loolu daal ku leen ci dimbali ñu jël reportage Mamadou Moustapha Ndiaye. fii ci département bu Linguère ñu ngi ci digg nawet bi ci tooli Lumbal Kaw yéen doxantu gerte yi ñu ngi tóor sëb yi ñu ngi law naam su fekkee ne ñaari taw yi sorante nañ lu mën ñaar fukki fan ak benn teewul baykat yi ñoom nag ñu ngi dundee yaakaar. ñi nga xam ne daal ñun ñoo jotoon ji avant tabaski ci nji mu mag mi moom macha allah am nañ yaakaar gerte yi rafet na ñu ngi tóor ñebe ji macha allah boo xoolee mi ngi commencé law di sànni ay lawtan ñun ñoo nga xam ne ñun ñooy jiwoon ci nji mu njëkk mi mais ñi nga xam ne dañoo mujj ji ñooñu daanaka nji mu ndaw lan ñu am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi ci bay ba xaw pareegun am ñoo xam ne ñu ngi door a commencé bayaat waaw mais ñun ñi nga xam ne daal ñun ci nji mu njëkk mi leen jiwoon moom wax dëgg yàlla ñu ngi am yaakaar
ci li nga xam ne jiwoon nañ ko muy ci wàllu gerte gi ak ci wàllu ñebbe ji. waaw am na si yaakaar kay saa kay gerte ñi ngi dem de waaye day yéex a taw waaw. tóortóor na kay sëb yi ñu ngi law kay ñu ngi law ne kay baax na kay saa yi ñu ngi dem. fi mu nekk de ba ngi commencé samp quoi former ay doom def nañ ko ñaari mbay machine ñu ngi koy toppaat ak loxo après bu ñu amee moyen dañ ko def 3e daal nga xam ne moom mooy laas. fii ci Jolof xeeti mbayaf yu bari lañ fiy bay waaye teewul ñii di baykat yi ñoom dañuy am ay jafe-jafe lu jëm ci wàllu engrais bi ci lu jëm ci wàllu jiw ak jaay seenu produit buñ paree looloo waral ñu ñaan nguur gi ñu jàppale leen. di bay ne ci naaju di bay amoo dund bu doy boo wàccee sonn boo aññi ceebu kecca bu ngoonee mbaxal amoo dugub boo bayee dugub picc yi lekk ko lool mooy suñuy jafe-jafe. te su ngeen paree est-ce que da ngeen ko jaay prix bu normal. ah prix bi kay moom amut solo xam nga baykat rek moom boo bayee boo ñoralee nga daal di soxla yi taxaw nga jaay ko prix bu baaxul deful dara kay moom. bi ci desit mooy baykat day soxla ndimbal waaw ndax baykat dañ ko war di jox dafa war am jiwu war di am engrais yooyu yëpp nag amuñ ci dara te bëgg nañ gouvernement bi dimbali ñu ci loolu ndax ay ndaw lañ di yëngatu ci wàllu mbay ndax mbay rek lañ xam moom lañ bëgg moom la ñuy def waaw chaque année bu nawet jotee dañuy ruuj di bay mais duñu am ndimbal. fii ci département bu Linguère bi mu tàmbalee taw ak léegi amagum na 200 millimètres looloo waral sax baykat yi di continuer di ñaan ngir taw yu yokk ba baa ñuy deqi. politique congrès renaissance démocratique ak coalition jot na amal nañu ab janook taskatu xabaar yi tey ji yéen a jég bëgg-bëgg ji mooy taxawal coalition wutali élection locale yi tàllal nañu loxo parti yi fare ci kujjeg politique gi ñu ñëw ànd ngir jàmmaarloo ak nguur gi fi nekk Aminata Mbaare Sow reportage. ñuy jëmal seen yéene ànd doon benn pàcc ngir xeex nguur gi fi nekk ñi nag di waa leader CRD ak coalition jot na ñu mën cee lim ki fi nekkoon premier ministre di Abdoul Mbaye ak kii di Thierno Alassane Sall ak yeneen pàcc yoo xam ni am nañu seen parti politique wala ay formation politique. lu baax boo koy def amul app bu desoon benn weer sax ñu mën a dajale nit ñi ngir Sénégal dañ koy def pour ànd nag day am ñoo xamante ne ni mën naa am ñooy jiitu ci wax ji ak ci xalaat bi ñeneen ñi settantal ko ñëw ànd ci ñun tey comme ni ko Pape Sarr waxee sànq li ñuy def mooy dañoo bëgg a yaatal bu wér ndax kat xam nañ ne bu ñu yaatalul dinañ am responsabilité ëllëg maanaam dinañ bokk ci ñi nga xam ne ñooy xàllal yoon wi Macky Sall. bokk na ci leneen li ñu waxtaanee ci seen janook taskatu xibaar yi jafe-jafe yi nga xam ni ndox mi daal dina koy teg yenn ci askan wi. gouvernement bi taxawal na li ñuy wax plan Orsec wante li ñuy xamal gouvernement bi mooy mbir mi nekkul ci xaatim ay bind nekkul ci itam ci wax ju dul jeex ñooñu nekk ci biir ndox mi ñoo ngi wax président de la république ne dafa war a dajale jumtuwaay yépp ngir génne leen ci ndox mi ci ni mu gën a gaawee. ci point de presse bi nga xam ni daal dinañ koy amal ñoom nee nañu opposition bi dañoo war a def benn say ngir xeex bi mën a yomb ci ñoom. tàggat yaram ak afro basket ba ñuy amal ca Rwanda tey lañu ko door juróomi fan ci weeru sàttumbar ca la war a jeex waaye lañ ca nemmeeku ci matuwaay ngir moytu wopp Covid 19 ji moo di 48 heures yu ne war nañoo def test Covid 19 loolee ci compétition bi yëpp délégation Sénégal ba fa yëfi metti woon ci ñoom naka doon taskatu xabaar yi nga xamante ne ji jotee ci basketkat yi wala ñi nga xam ne ñoom la ñu bëgg a liggéeyal daal dana jafe lool waaye ñoo nga cay góorgóorlu reportage foofee ca Kigali Mame Fatou Ndoye. 30e édition Afrobasket fajar la délégation sénégalaise bi jóg ngir affronter bés bu njëkk ci compétition bile li jiitu mooy def test Covid yi fii ci stade national Amahoro bu Kigali. maa ngi yeewu 6 heures du matin ñëw def test Covid instant bi pare naa man maa ngi xaar. bu teel a yeewu on était obligé parce que dañu war a ñëw def fii test Covid donc bu ñu ko defee dañu war a toogaat patienté xaar résultat yi. boo yegsee war a takkati sa fit taxaw rang def sa test. te xaarandigum contexte Covid bi nag moo tax dara yombatul ci liggéey bi xanaa jéem a adapté wu rek. contexte bi moom xaw na métti parce que dañu war a def test yi chaque 48 heures
chaque 2 jours war nga ñëw def test et pour la première fois bon may couvrir compétition mu bëri nii ay ay jafe-jafe voilà mais dañuy jéem a adapté wu. très compliqué moom parce que bi ñu ñëwee aussi mënuñu am accès ci joueurs yi mënuñu am accès ci coach bi pour ñu am réaction soit interview et tout léegi loolu day xaw a retardé tuuti suñu liggéey. yàlla jàppale ñu amul benn cas suñu groupe ñu jubali Kigali Arena mu des léegi nag jël suñuy badge bi badge bi yegsee nag nit yi soulagé ndax badge bi mooy yombal liggéey bi. waa xawoon na métti nag parce que teel nañ yeewu pour dem toppatoo test Covid yi pour mun a récupérer suñu vaccin yi suñu badge yi léegi mun nañ commencer suñu liggéey normalement parce que accès à la salle bi benn condition la laaj mooy ñu mun a récupérer suñu badge yi. Kigali Arena rëy yomba réer ñu nekk doon kurti mais alhamdulilah ba am nañ ko. léegi nag mu des. fu mu ne nii moom compétition bi mën na démarrer. léegi liggéey bi mun na tàmbali. Mame Fatou Ndoye jaajëf jërë ngeen jëf yeneen mbokk yi ci ànd beeg télévision Futur Média foofee la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi yeneen i xibaar 20h ci tubaab lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop mbokk yi yàlla nañu yàlla doolu jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.